salaamaaleykum téléspectateurs yi ku nekk ñoo ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant fu waaye mënut a nekk ñoo ngi lay ziar bu baax a baax c'est avec un grand plaisir encore ñu dellu soit fii ci seen émission grand format fas yéene ànd seeg Oustaz Abdou Guèye maag Oustaz Abdou Guèye nag dañoo fas yéene waxtaan ci lu jëm ci éducation des enfants en Europe dinañu waxtaan ci tamit li nga xamante ne mooy cas divorce yi am Europe ak yeneen sans oublier actualité dans le monde Oustaz ziar naa la. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu Adja Sophie maa ngi lay nuyuwaat beneen yoon di la ziyaare bu baax macha allah di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu sàmm ñun ñëpp boole ñu dëgëral xam naa nga andi nag question yu am solo ndax sa ouverture bi noonu yàpp naa ne diaspora bi dinañ ko soxla. merci beaucoup Oustaz c'est avec un grand plaisir encore tey teewaat fii ak yow ñu fas yéene waxtaan ci actualité dans le monde aussi Oustaz ñu nekk en Europe ma bëggoon tey rek ñu waxtaan ci lu jëm ci éducation des enfants. jërëjëf Adja Sophie éducation des enfants thème la boo xamee ni doyul sax benn conférence. parce que dafa am fu ñu jógee muy Sénégal. am culture bu ñu andiwaale buy aada am beneen culture boo xam ne diine moo ñu ko jox donc ci loolu buñ ci ñëwee ci Europe suñuy doom juddoo fi yaroo fi màggee fi donc dafa am ci luñ leen war a teg xale dafa am ay droit de l'enfant dafa am pas nag yi ñuy wax ci yenn réew yi ñu tuddee Occident yi mais xale dafa am ay droit ci l'islam bi ci njëkk mooy xale bi bala muy juddu dañ koy utal yaay c'est pas n'importe qui moo war a nekk sa yaayu doom donc xale dafa war a am yaay dañ ko war a tànnal yaay loolu ci droit am la bokk. cela veut dire que borom kër gi dafa war a tànn soxna. dafa war a tànn soxna parce que bu fekkee ne tànnuloo soxna jël ki la neex andi ko doom ju la neexul rek ngay am. c'est-à-dire xale dañ koy préparer yaayam. suñ ko boo préparer yow ku góor ki sa bopp ba pare préparer sa njaboot ki leen war a jur. su boobaa loolu droit wu xale bi la parce que moom xale tànnul fu muy juddoo donc droit am la beneen bi mooy xale bala muy gane àddina. baayam ak yaayam bu sëy nekkee seen diggante ba pare balaa ñuy. tëdd ci lal dañu am ñaan yu ñu war a ñaan yooyu nag daal ki léegi dafa manqué léegi jigéen xam nga joge ji moo ëpp doole. mais ñaan yooyu balaa ngay dugg ci sëy nga ko war a xam cela veut dire que parents yi seen bopp ci seen i parents ñoo leen ko war a njëkk jàngal. l'islam la parce que su fekkee ne doomi aadama bi day fa dégg alxayri jigéen bu dégg alxayri li ñuy wax léegi am na borom kër. moom borom këramam ñooy bokk fanaan bu ñuy demee bay waaj a tëdd ca lal ba dafa am ñaan yu ñu war a ñaan pour yàlla wërsëgal leen doom joo xamee ne seytaane ak yàqu-yàqu jamono du am ci ñoom wàll. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne jigéen bu guddi jotee ba dara desul lu dul tëddi góor bu guddi jotee ba dara desul lu dul tëddi nañ wax ne allahumma jannibna sheytaan wa janniba sheytaane maa razaqtana boo ko mënul ci arab nga wax ko ci olof parce que ñaan gis nga su fi jox ñaan du arab kese mais mën nga ko wax ci olof mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma musal ci seytaane lépp loo ma nar a wërsëgalit yàlla nga ci musal seytaane yonent bi neen képp ku wax lii avant ngay coucher ak sa borom kër wala borom kër gi avant ngay coucher ak soxnaam doom ju mu am seytaane du ci am wàll. kon da nga bëgg a wax éducation des jeunes xale yi koo gis mu xaw a jaar naka sudul noonu cela veut dire que say parents jaaruñu li nga wax am nañ ci part de responsabilité parce que avant xale bi di juddu la l'islam commencé préparer fan nga war a jaar c'est-à-dire yow avant nga ñëw Europe ci nga war a commencé am passeport am uti visa uti billet am yoon donc xale bala muy juddu la ñu war a commencé di ko yar benn mag bu baax kenn dafa mës a ñëw andil ko doomam ju am juróom-ñaari at ne dama bëgg nga yar ko mu ne ko wees na xale juddu fer mu andi mu ne ko wees na xale juddu ci bis bi mu yenoo ko ci hôpital ñu andi ko mu ne ko wees na mu ne ko kañ la yar bi mu ne ko bala muy gane àddina c'est vrai que loolu dafa nekk droit ci xale beneen mooy xale bu ganee àddina
ñu koy musique la ka raw ram tamitam ak yooyu. mooy jour tudd bi nga bëgg a wax. waaw dafay yàq xale. ah bon si da ngay sant yàlla ci lim la jox mais ba nga santee ko ci lu xaraam ay musique ay baal wàccee baas maa ngi fàttali ñun bi ñu nekkee xale gëraay dañuy bàyyi yàkkamti ngénte am ba kii ñu wàccee baas bi dóor seen collègue dara baaxul. beneen bi mooy nga tuddee ko tur bu baax droit la ci xale. te loolu dafay accompagner xale bi ci yar. rayal ko dugal ko néegu góor bu dee góor la ba pare nag éducation door a yegg si yonent bi mu ne xale bu juddoo nañ ko jàngal métier moo xam daa dem école. moo xam na ko jàngal métier mais defal dara yow waajur yi ci bopp bi mu mën cee dund. léegi nag waroon nañ problème bi ñu am mooy yaay day dem wuti ji xaalis. bàyyi wuti ji xaalis ñu bàyyi xale bi ordinateur bi léegi ordinateur yi ñoo ñu yaral suñu doom. bu dee réew mu mel ni Sénégal bàyyi day jaar gauche uti xaalis yaay jaar droite uti ji xaalis ñu bàyyi xale yi bon yi nekk ci kër yi. mais oustaz ordinateur mais yar bi est-ce que du commencer ci bas âge avant ngay xam ordinateur. parce que ordinateur mun nga dem ba 10 ans commencer ko utiliser. waaw c'est-à-dire dama bëgg a wax rek ne bu fekkee ne papa ak yaay dañoo bàyyi xale yi. ci li leen neex ñoom ñu dem uti ji dërëm. mooy xale bi li koy yar leneen lay nekk lu dul ay nit. te bu ko leneen di yar lu dul ay nit ji nga xamee ni ñoo ko waroon a yar rek éducation bi dafay raté. nan nga gisee xale yi fii en Europe seen éducation pour yow xaw na jaar yoon wala xaw na dëgg nan nga gisee seen comportement xale yi. 99% yar bi baaxul 99% donc kon mooy ñëpp parce que li ko waral mooy. à qui la faute. les parents parce que ñenn ñi dañuy jël seen doom yi def leen ay tubaab déjà. ñàkk loolu leen seen culture. ñenn ñi du question def leen tubaab mais problème mooy dañ leen mënta yar parce que ku nekk ngi uti ji lu mu am su boobaa xale bi dafay nekk xale boo xamee du am éducation bu baax. kon cela veut dire que yow soo amoon fii doom nit su fi amee doom jël ko yóbbu ko Sénégal ñu éduquer ko fa mooy gën que ngay bàyyi fii sa doom. waaw ak éducation bi nga xam ne moom moo nekk fii en Europe ku nekk du wuti ji xaalis yóbbu ko Sénégal moo gën su fekkoon jigéen dafay rester ci kër toog pour yar doom yi. bàyyi di wuti ji lu mu am mu andi ci kër gi bokk ko ak njabootam yar xale yi dafay yomb. parce que dañuy wax en général aussi sa doom nga yar ko moo gën nga koy joxe feneen mu jël sa jikko tamit da cee baax. waaw mais xam nga tey bu fekkee ne yow yar bi la sa yaay yar bi ma sama yaay yar keneen yar bi ko ay parents am yar moom la bëgg mu am ci ay doomam bu ko joxaatee ay parents am yar boobu la ñuy def ci moom. d'accord kon lan ngay ñaax parents yi. ñu góorgóorlu ci côté diine bàyyi xel xale yi te wàcc dërëm bi. di dundal xale yi bañ di leen yafal mooy jox pasta jox mburu jox jus d'orange loolu mooy yafal te ñuy yar xale yi ci les valeurs de l'islam. D'accord, j'espère bien que message boobu jàll na parents yi dinañ ko dégg ici en Europe aussi may gis ne que dafa bëri ay divorce lan mooy cause du divorce yooyu parce que en général nit dafay sëy ak nit Sénégal 10 ans 20 ans mais da ngay ñëw fii quelques années rek 2 ans 1 an mu am ay problème ñuy divorce lan mooy waral loolu. Italie gi ma maîtriser ñaar iñaan ak ñàkk dégg ndigal. iñaan ci côté ku góor ki wala. iñaan en général ci côté ku góor ki ñàkk dégg ndigal en général ci côté ku jigéen ki dama lay nettali benn du anecdote parce que lu ma dund la lu ma gis la. bëgguma tudd ay tur. D'accord. man gis naa koo xamee ne dañ ko takk jëlee ko Sénégal andi ko fii. moom njëkk na sëy am ay doom jëkkër ji boole lu ko neexee lu ko naqari andi ay doomam nekk ak ñoom bi mu demee ba gis stabilité rek commencé déglu ñi ci mbedd mi tas sëyam. ndaw si moo commencé changer comportement. commencé dégg ñi ci mbedd mi tas sëyam. bi mu tasee sëy bi mu dem quelque temps ña ko doon jay bàyyi ko moom parce que soxlaatuñ ci moom dara. ñu continuer nag ci voie boo xamee ne mu continuer ci voie boo xamee ne. guddi gi bu ba seddul ñëw la. c'est-à-dire li may conseillé mooy jigéen ñi en Europe nañuy dégg ndigal gis nga yonent bi dafa waxoon ñaar dafa ne jigéen dañ koy takk ci ñeenti mbir dañ koy takk ndax dafa am alal. dañ koy takk ndax dafa rafet. dañ koy takk ndax dafa nekk ci askan bu baax waaye dañ koy takk ngir diine mu ne ku takkul nag soxna ngir diine dóor nga sa loxo ci ëkk
loolu waxu yonent bi la. hadis bi mu ngi ci Tirmizi Abi Hurayra moo ko nettali donc góor ñi. lu ëpp bu seen soxna yi commencé liggéey bañ di leen di dimbali ci kër gi. wala bañ di leen wala lu ñu am iñaan day commencé dugg dootuñ ko mën a supporter. mais jigéen ñi oustaz ndimbal bi nga wax ci kër yi est-ce que c'est forcé. waaw parce que je pense que ci l'islam comme ni ñu koy waxee soxna si soo ko takkee yaa ko war a yor mais ndimbal bi ngay wax dafa am nu ñu koy laajee ak nu ñu koy defee aussi mais dafay mel ni góor ñi dañuy imposer que yaa ngi liggéey rek da nga ma war a jox. waaw dañu war a imposer xam nga Sophie. bépp jigéen buy liggéey ci Europe. dangaa war a participer ci kër gi loolooy l'islam xam nga damay contre nga jëlee ji nit Sénégal mu ñëw fii wala waxtaan naan jigéen bu amoon milliard daf ko war a denc ci poosam góor moo ko war a dundal c'est faux c'est faux munu ñàkk ci dëkk bu mel ni Europe nit jëlee la Sénégal andi la fii nga commencé liggéey bañ a def ci kër gi bu fekkee ne ku jigéen ki dafa basé wu ci l'islam naan l'islam moom may na nga moom tam mën na nga am ku góor ki war na ko mën a wax benn rek ne ko man it boo amul autorisation pour génn liggéeyi doo génne te joxuma la autorisation bu waa ku jigéen ki lay toog. waaw mais pour man benn côté c'est pas pour défendre jigéen ñi mais benn côté comme que ci l'islam dañ ne góor moo war a jigéen quel que soit alpha foo mënta nekk rek ci sama xalaat bu gàtt mun naa juum nag jigéen bi suy liggéey sa mun na la jàppale mais waroo ko imposer ça doit pas être forcé te je pense que aussi jigéen bi war na am xel sa gis situation en Europe di participer te kenn du ko forcer. xam nga jigéen ci Europe waxtu commencé liggéey rek dafa am devoir bu ko war ci kër gi parce que dafa am ay manquement yuy am ci kër gi te moom moo ko waroon a def jigéen góor bu ko neexee ne soxnaam am nga droit dem liggéeyi ci l'islam. su boobaa ku jigéen ki mën na dem liggéeyi mën na ko wax ne sama añ nañ pare midi parce que midi laa bëgg añ. su boobaa ku jigéen jox nañ ko problème. dootul liggéey. dootul mën a liggéey. mën na ko wax ne foo mënti dem seen kër na la fekk ci kër gi. dootul liggéey. liggéeyam mën na yàqu. donc c'est comme yu bëri mën na la ko tere te l'islam da koy jox doole jàppalante leen ndax ngeen mën a dem. bu boobaa tamit su ko l'islam joxee doole cela veut dire que moom tamit day def devoir am yëpp ci jigéen bi. waaw xam nga góor bu fekkee ne jigéen dafa nekk ci biir kër waxaar na fii bu yutiku na la wax jigéen nañ toog ci kër yi buñ génn su toogee ci kër gi génnul su boobaa dañ ne ku góor na génn moom dem wuti ji li muy am yëpp mu andi ko ci biir kër gi bokk ko ak njabootam waaye bu génn xësee am rek mooy liy nekk ci kër gi matul parce que jigéen ñu ngi ko autorisé ci dem liggéeyi bu fekkee kër gi li fa nekk doyul comme li fa nekk moo doyul moo tax ñu autorisé nga dem liggéey mais andil ci kër gi. dëgg la oustaz lu jëm ci divorce yi en Europe fii suñ ci bëggee dugg moom dina bëri ay fànn ñuy la parce que y a des hommes aussi yoo xamante ne dañuy jël ay jigéen depuis Sénégal fekkoon leen ñuy liggéey indi leen fi ne leen da ngeen di liggéey condition lu ñu leen di wax ak lu ñuy doxalee aussi parfois day am changement parfois tamit yaa jigéen yoo xamante ne mosuñu liggéey comme ni nga ko waxee ñëw ba fii gis liggéey changé est-ce que benn côté aussi parents yi en Afrique amul benn rôle bu ñu ci joué. am nañ ci part de responsabilité ci yenn famille yi parce que ñoom ñooy wax seen doom yi diw am na nangam diw yóbbu na yaayam màkk diw nangam yow tam force nga jéem a def lu mel noonu parents yi am nañ ci part de responsabilité waaye sa nit bu xësee mayee doomam mu sëy boobu la ko ñàkk amutoo ci ndogal c'est-à-dire yow yaay nekk jigéen man dafa am lu ma remarqué ci Europe bépp jigéen bu toog ci kër gi nanguwul dem liggéeyi borom këramam di liggéeyi di andi di koy jox ay doomam mooy gën a yaru te sëyam mooy gën a dëgër. parce que elle aura le temps bi pour mun a surveiller ay doomam. joxe éducation kon nag li may conseillé mooy jigéen ñëpp nañ toog ci kër yi sëy te yàlla tax ku ci génn dem liggéey jàppale sa borom kër ndax seen sëy mën a stable. mais attention oustaz nekkuma fi sa di défendre comme je le disais tout à l'heure am na jigéen yu bëri yoo xamante ne gis nañ ko tamit exemple yi dafa bëri fii dañuy toog ci kër gi di sëy di jàppale seen jëkkër bañ a dem fenn toog comme ni ñu ko bëggee mais en général dañuy gis yenn góor yi tamit soo leen defalee loolu ñu jël lu ñu la waroon defal suñu la waroon may 50 jël 100 de may ju ko fi la yow nga toog di tumuranke ci dëkk bi loo wax ci loolu tamit. man xam nga li ma gëm mooy kër bu góor génnee sama gëm-gëm la. su génnee dem di liggéeyi ji li muy am c'est pour la famille. normalement. c'est-à-dire moom la yàlla wax ni demal uti ji andi li muy am c'est pour la famille nekkul dafa war a am looy war a may sa soxna ak loo ko dul war a may xaalis bi nga liggéey kër gi moo ko moom comme kër gi moo ko moom ku ci am accès am ci soxla nga dem da nga war a dem jëfandikoo ko man loolu laa gëm donc
bu keneen gëmee leneen dana demee mais bu dee l'islam la. mooy jigéen lépp lu mu soxla borom këramam la war a laaj. borom kër gi buñ ko laajee lu mën dakaa war a def ci l'islam. ci yoon waaw. d'accord kon lan ngay dénk ñi nga xamante ne ñu ngi en Europe couple yi tamit ndax divorce yi xaw a wàññeeku tuuti. ñu dégg ndigal ci jigéen ñi te bañ a topp dërëm bi bañ di déglu ku leen di jay te wut ay àndandoo yu baax góor ñi nañ xam ne dañoo def pratique sonn lool andi seen soxna pour mu wéetali leen. waaye nañ dawal mawadda ak rahma yàlla dafa ne jigéen bëggal góor yërëmal buñ doxee ci ñaar yooyu rek jàmm danaan ñooy. d'accord merci beaucoup oustaz rafet na kàddu yi ñu dellu rek tuuti rek ci toujours actualité comme au Sénégal et partout dans le monde aussi muy mbirum góor jigéen mu lëmbee àddina bi oustaz. laaj nga ma foo xamee ne du ma bëgg du ciy dugg. mais il faut nga dugg ci parce que gis nga le 23 bi passé rek Sénégal ñu ngi ci doon dox di ci manifester ba ay coow yu bëri jóg na ci ba même France tamit am na ay annonces yoo xam ne nit ñi dégg nañ ko. waaw du ma bëgg di ciy dugg en général parce que dafa nekk mbir moo xamee ne. borom xam-xam yu bëri dañ koy daw. pour ñaar dañ naan góor jigéen ñi dañoo saf làmmiñ boo leen waxee dara rek ci internet bi la ñuy dem dugg taxaw. di la saaga ak di la sosal. mais man bañu ma ko ma sosal bañu ma ko ma saaga man lu leen neex wax leen. dëgg laay wax ak lislaam góor jigéen yonent bi dafa ne nañ leen jël ray leen ñu dee. dañ leen war a éliminer sur terre. suñ borom subhanahu wa taala ñi njëkk a def góor jigéen ci àddina bi mooy xawmu luutin moo tax ci arab al luwaat lañ leen di tuddee. moo ñii doon def mbir yi nga xamee ne. xeetu yonent yàlla Luut moom lañ doon def. suñ borom subhanahu wa taala dafa wax ne ci alquran mu ne wa luutan iz qaala li qawmihi ataatuuna alfahisha mu ne waa Luut dafa ñëw ne nitam yi ndax da ngeen di ñëwee ñaawteef maa sabaqakum minha min ahadin amul kenn ku leen jiitu ci ñaawteef bu mel ni mooy góor war fee bàyyi taxaw man nag Sophie lu ma jaaxal. mooy góor. su jëlee moromu góoram il faut mu def ko jigéen pour mën a sëy ak moom lu la tere wuti jigéen. jigéen tam bu utee moromu jigéenam pour mën a sëy ak moom il faut kenn ki nekk góor. bizarre doy na war moom. ñàkk fayda la. c'est-à-dire dañoo war a dem uti ji góor dem sëy ak jigéen jigéen dem sëy ji ak góor. mais oustaz xalaatoo ni tamit ñenn ñi feebar la wala milieu bi ñu leen yaree. mën na nekk milieu bi des fois. da ciy joué dafay joué moo tax yonent bi ne. seen doom bu nekkee xale deen ko bàyyi xel gis nga góor goo xamee ne waxtu woo ko gisee ci xale yu jigéen yi lay foy ji dóoral mu dee góor day ànd ki góor di foo ak ñoom waaye xale bu am juróomi at foo ko fekk mu ngi ca góor ña di taasoo ko lambar lambari ak ñoom dóoral mu dee parce que day dem ba yoru jikko jigéen jigéen joo xam ne foo ko fekk mu ngi ca biir góor ña moytul boo moytuwul leneen lay doon c'est-à-dire affaire homosexualité dañoo dem bu dominer àddina bi ci lan ci bëgg a yàq valeur doomi aadama yi man damay seetaan benn match de football gis capitaine yi dañ leen solloo drapeau góor jigéen ñuy publicité góor jigéen partout dans le monde yëre yi gën a cher léegi saag yi dañ ci def marque góor jigéen pour lan léegi ñoom daal dañuy nekk seen mbon ñu ne leen kaay ñu ànd seen mbon gis nga Abu Bakr Sadiq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yow yàlla nga rëbb góor guy jigéen ak jigéen juy góor waxaat yow yàlla nga rëbb góor jigéen yow yàlla nga rëbb di ko wax ba saxaaba yi di ñaan pour yonent bi mën a noppi. gis nga Abu Bakr Sadiq le premier xalif de Seydina Mohamed dafa ne képp koo xamee dañ ko fekk muy nekk góor jigéen. dañuy gas pax ba mu xóot def ci mat taal ko ba mu tàkk ñu jël waa ji sànni ci biir. loolu mooy atte Abu Bakrin soo demee ci ab atte Ibnu Abbas dafa ne bu fekkee ne dañoo gis ab góor jigéen tey bu fekkee ne fii la ci Bergamo dañuy dem ci étage bi gën a kawe ci Bergamo ñu yéegal ko fa jël junniy nit ñëpp yor ay xeer ñu sànni waa ji mu daanu ñu jël xeer yi accompagner ko mu dee boo demee ci Ali ibn Abi Talib dafa ne dañ koy jël topp ko ak ay xeer di ko dóor ba mu dee c'est-à-dire acte góor jigéen mooy rey góor jigéen yonent bi dafa ne faqtulul fa'ila
wal maf'ula bihi foo leen fekk ñaari nit ñuy nef mbirum góor jigéen ray leen ka nekkoon góor ray leen ka nekkoon jigéen parce que ñàkk fayda mënut a weesu ñaari góor kenn ki dafa war a nekk jigéen kenn ki war a nekk góor pour ñu mën a sëy. Oustaz xam nga sànq ci sa biir wax ñu ngi wax waxu éducation donc yaa ngi naan au Sénégal peut-être ñooy gën a mën a yàq que ñu nekk fii en Europe mais mbirum góor jigéen bi dama gis ne dafa lëmbe bu baax a baax Sénégal est-ce que foofu tamit éducation bi amul lu ci des. waaw xam nga Europe la ëppee parce que fii xale yi dañoo am trop de liberté. non je disais mbirum góor jigéen parce que man j'ai vu des vidéos yoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne ay góor jigéen lañ. waaw bari na xam nga li ko war éducation bi loo xam ci loolu tamit. xam nga li ko waral rek lenn la. mooy nit bu fekkee dañ koo yar ci bëgg dërëm dañ koo yar ci yeneen valeurs yu nekkul valeuru l'islam faw dem ci góor jigéen da koy gën a yomb tey boo nekkee góor jigéen Sénégal boo bëggee faju doo fay. ah bon je le connais man mun naa la wax ay endroits yoo xam ne boo fa demee da ngay faju gratuitement. dañ ko valoriser kon. voilà góor jigéen du fay bu feebaree au Sénégal. góor jigéen du fay partout dans le monde bu feebaree. c'est-à-dire dañ leen subventionné li ko tuddee xaw ma jox leen yoo xam ne kenn xamul gis nga Sida bi mu commencé. ci àddina bi. waaw. Organisation mondiale de la santé war koo xeex ñu ne dañuy joxe des centaines de millions de dollars pour ñu xeex Sida góor jigéen dañ leen comme ñii Sida ci ñun la ëppee andi leen xaalis boobu ñu gérer ko suñu bopp fa lañ commencé di am xaalis. kon oustaz yaa ngi naan même au Sénégal góor jigéen dul fay. te ñun ñu ngi gis au Sénégal ñu ngi naan bëgguñu fa góor jigéen donc kon gouvernement bi tamit am na ci responsabilité loolu. bien sûr gouvernement bi kilifa diine yi képp ku am voix ba ci yow mii nii ñëpp dañ ci am part de responsabilité parce que dafa nekk lu bon loo xamee ne ñun ñëpp dañ ko war a dindi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne boo leen gisee lu bon. non le fait que je disais le fait que ñuy dem dans les hôpitaux. te duñ fay. moom laa lay wax dama ne loolu kii nguur gi la. ak ñëpp ci am part de responsable parce que bu ko ñëpp dénoncé rek mu jeex Sénégal nag mooy dëkk boo xamee ne. ku mu neex ak ku mu naqari duñ fa mës a légaliser góor jigéen bàyyi sa fa ne. ah mais suñu leen nangulee que ñuy faju wa Sénégal yawi ala zilli Muhammadin bàyyi sa fa ne Sénégal du dañ di des ci keppaaru yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais oustaz lii raam ci ñag yi la jëm parce que suñu leen autorisé déjà ñi mun a faju sans fay dara cela veut dire que mun nañ am leneen aussi. xam nga loolu warutoon am déjà. xam nga loolu problème ay accord la yu organisation yi di signé ak gouvernement bi yu kenn xamul. waaye Sénégal. na gouvernement bi signé lu ne na ko daganal. fu nit ñi gisee góor jigéen door ko mu dee. population bi ñoo nanguwul góor du chrétien du musulman du kuy gëmul dara. ñun suñu deret ak suñu yaram moo nanguwul góor jigéen moo tax ku ci nekk da ngay nëbbatu ba xëy dee billahi lazi la ilaha illa huwa maa ngi koy giñ ci yàlla bu gouvernement bi légaliser góor jigéen ci ay këyit nañ xëy di nëbbatu ba xëy dee ndax ku ci génn population bi dóor la ba nga bëgg a dee loolu lu war au Sénégal du dañ ce sont des valeurs. message boobu moom c'est clair et net quoi. merci beaucoup oustaz ñu jàll rek ci beneen fànn oustaz ñu gis beneen phénomène ci mag ñi ci xale yi mu nekk loo xamante ne outil de travail la outil boo xamante ne nit ñi mun nañ ci gëstu lu bëri am ci lu bëri mais dafa mel no surtout ñun Sénégalais yi dañ koy jël outil boobu def ko xeexukaay xawi sutura nit soxorante iñaanante muy internet bi. nga xamante ne vraiment defante lu ñaaw lu waxante lu ñaaw muy ci biir. man si j'étais le président Macky Sall damay éliminer internet au Sénégal pour quelque temps. mais c'est pas seulement au Sénégal même les Sénégalais qui sont. ci diaspora bi aussi comme foofu laa mën a yilif ma dindi ko benn yoon. c'est-à-dire ñun dañoo jot Afrique dafa jot ci lu mu warul woon a jot. ils sont pas préparés quoi nga bëgg a wax. man xam naa ñoo xamee ne buñ yeewoo suba. ba ni seen jëkkër di wàccee ci groupe WhatsApp bi lañ nekk. c'est-à-dire mooy nit ku amul métier. parce que defuñu dara. ñooy animé ñooy yor kii lu neex ñu dugg lu ndax ñu c'est-à-dire gis nga nit bu ñu la préparé wul li nga ko ubbee ci commencement bi. muy éducation. nit bu ñu ko préparé wul ba mu nekkee ndaw. préparé wuñ ko bi mu nekkee mag dara nekkul ci bopp bi saaga wante xaawi wante sutura dafay bëri yonent bi dafa waxoon ne man satara abdan satarahu llahu yawmal qiyaama man ma xamal tey. Sëriñ Seck lu ñaaw xamal Modou Diaw lu ñaaw ma nëbbal leen ko te yàlla rek tax woo leen ci ruq waxtaan ci ak ñoom
yowmal xiyaam suñ borom daf may suturaal. dëgg la waaye ñun léegi la lañ ko doo xamal nit ki dara. da koy sosal. sosal ko te gis nga ko sosal nit. sosal nit du waxal nit lu ñaaw xam nga bàkkaar nu mu toll. sosal nit ki mooy sama technicien nu mu tudd Cheikh. Cheikh gis nga sosal nit bàkkaaram moo gën a woyof nit ku sëy ak waajuram fanweeri yoon. kon rëy na. xam nga nit ki dem. góor dem sëy ak yaayam fanweeri yoon. jigéen dem sëy ak baayam fanweeri yoon moo gën a oyof bàkkaar waxal nit lu ñaaw ci diine l'islam. waxuñ njaalo do xam nga njaalo mooy dem tase dégg nit dem kii ak moom mais ndey ak baay laa la wax doom sëy ak ñoom fanweeri yoon waxal nit lu ñaaw bàkkaaram moo gën a diis loolu. nit ki nag bu fekkee préparé wuñ ko ci valeur yooyu. dugg ci internet bi saaga nit du dara ci moom. ñaata yoon ngay def émission ak nit pare mu wax lu arrangé wul ñu saaga ndeyam saaga baayam ci biir internet bi. ça veut dire que ku am fulla ak fayda sax du def loolu doo toog ci ginnaaw écran di saaga nit. du lu rafet. waaw c'est-à-dire suturaalante bi l'islam moo ñu ko imposé suñu aada imposé ñu ko. mais certaines personnes est-ce que tamit parfois du ñoom ñooy xaawi seen sutura le fait que on a vu aussi jeunes yi di def naka su dul noonu def ni leen seen ndey juree di def ay vidéo di ko yónnee ay nit ñoom tamit est-ce que ñooñu bëgg nañ sutura. waaw xam nga nit dafa am foo xam ne bu fa yeggee rek mook animal yi ñooy am. ni dafa am bu fa yeggee rek mook animal yi ñooy am mais même bu fekkee ne dem na ba yegg foofu. yow nekkal nit. nga tane ko daal nit bu demee ba yor jikkoy mala yow yorul jikkoy nit mais bu fekkee ni dafa yor jikkoy mala nga yor jikkoy mala mais ñaar yam. ñaar ñëpp ay mala ngeen mbaam bu la weqee nga weq ko yéen a yam. am si yamoo leen moom moo la tere parce que mbaam la ba pare weq la c'est-à-dire yow yaa war a am benn supériorité bi xam ne kii dem na ba nekk mala man damay nekk nit. nga tane ko. waaw parce que loolu taxoon yàlla di yónni yónnente yi sinon yàlla di yónni kenn. D'accord, merci beaucoup. Ça c'est ñu jàll rek aussi en Afrique même Mali fan yi gis nga coow li fa am coup d'état bi am Mali lan moo ci sa xalaat. mbir bu doy waar lu triste muy Afrique suñu deret la nekk dañoo bëgg nguur te nit bu fekkoon day dem ba yor nguur dafa waroon a tiit man Afrique laa gis sëñ Cheikh Afrique li laa gis. ñu fal nit député ñu fal nit maire ñu fal nit directeur société ñu fal nit sax caméraman mu eggi kër ñuy tànn weer daal sama doom ji tekki ni mais lan la tekki am responsabilité bu toll yow bala ngay jéggi siraat yàlla laaj ñi nga doon jéggi jiite ñëpp ñuy tëgg sabar loolu mos a dégg benn waaye dañ ko fal directeur société namee ko mu ñibbisi si kër gi ñoo fekkee yaa ñi invité xaritam yëpp naan ku nekk jox ko nag 20 000 buy ñibbi ndax wallaahi sama liggéey la. ah bon. c'est triste. c'est-à-dire ñun bu ñu xësee fal dara rek dañuy jàpp ne mën nañ cee def lu ñu neex def biñ ci def lu ñu neex moo tax kii suñu ginnaaw. gis ne moom it war naa jël lii loolu moo andi coup d'état yi. ba pare nag tubaab yi seetaan ñu mooy li ma wax. Mali 10 ans yi génn nii yëpp stabilité amu fa lu doy waar la. coup d'état sur coup d'état soo demee ba yaakaar ne réew mi mu ngi commencé stable keneen renversé waat nguur gi. sa yaa ngi naan tubaab bi dañ ñoo seetaan mais tubaab bi est-ce que nekkuñu di diviser pour mieux régner africains yi ñoo war a xool seen comportement. pour waaw africains yi ñoo war a xool seen comportement mais kenn du ci xool lu la arrangé ku nekk sa affaire personnelle ngay xool. c'est intérêt personnel. c'est intérêt personnel te loolu mooy li ci doy waar. tey par exemple l'Iran ci ñag bi la jëm Afrique. Afrique yëpp ñoo war a dajaloo def ay loi yoo xamee ne mooy loi yi Europe teg Europe doo fi dégg coup d'état te coup d'état mooy lan mooy wor. coup d'état mooy wor yow lañ jiital ma demam yàgg bëggatu ñu jiite ma fexe dugg ci sa biir wor daane la pour mën a taxaw su ma taxee ba mu yàgg ne du ma delloo nguur gi keneen gis ne kat lii neex na mooy mu daane la c'est vrai que ñun ñoo war a laver suñu bopp yi xam ne bépp nit. bu jiite ay nit. yowmal xiyaam suñ borom subhanahu wa taala dina la laaj leen fa nekk mais Mali c'est triste. Afrique yëpp war nañoo dajale président Macky Sall président Côte d'Ivoire président yëpp war nañoo dajaloo
bind loi boo xamee ne comité africain képp ku fa coup d'état dañ la fay génne par force xam nga en 1981 Daouda Diawara. dégg naa ko bu Gambie dégg naa ko. biñ ko bëggee coup d'état Abdou Diouf da ko delloowaat par force ñaata militaire Sénégal ñoo fa dee delloo par force tegaat ko ci nguur gi. Afrique noonu la ñu waroon di def am fulla ak fayda bu fekkee ne benn réew ci Afrique ñi sant Seck ak Jaw dañ faa dem coup d'état ko. Afrique dajale seeni militaire dem songaat ko par force génnee ko teg fa ki fa nekkoon buñ ko defee rek léegi mu jeex. waaw bu dee dina yombee noonu. lu yomb la Europe doo fi dégg coup d'état Italie da ngay dégg président bi def na gaaruwaale yu nekk mais kenn du ko coup d'état Amérique ana George Bush. waaw mais parce que en Europe ni ñuy fale ak en Afrique c'est différent aussi. benn la parce que dañ ko jaarale ci yoon. benn la nag dafay mel nu. benn la rek nguur bu jub amut ñoom ñëpp a dëggal. waaye ñoo tane. George Bush fii la téye Irak dóor rey ba xolam sedd ana mu mujjul fenn. ah mais loolu parce que. taxul ñu coup d'état ko dëkk Afrique yi dëkk Europe kii jullit yi. ñoom ëpp ñu xel li nga waxoon keroog rek. ñoom ñooy jàng ci université yi ak ñun. xam-xam ni am lañ am pourquoi ñun bu ñu ñibbisee suñu dëkk nëxal suñu xam-xam ñoom ñu jël seen xam-xam utiliser ko. mais ñoom benn côté dañoo ànd ñun nag dañoo àndul. nañ jéem a ànd nag ndax ñu mel ni ñoom ndax coup d'état yi bañ fa bëri. exact loolu la war a doon. nañ ko jéem te yàlla musal ci nag suñu réew muy Sénégal parce que Gambie def na coup d'état Guinée-Bissau Guinée Conakry ak Mali ak Mauritanie te réew yooyu ñoo wër Sénégal. ñun nañ fexe rek ba bu ñu wàll ci seen jikko yooyu. espérons bien parce que fi mu nekk nii moom Sénégal moom ragalatuñu dara tiitatuñu dara wane nañ ko seen bopp lu yàggul rek daal. donc ñu dem rek ci ki nga xamante mooy notre excellent monsieur le président de la République Macky Sall mu lëmbee tamit Sénégal ñëpp di coow avion bi nga xamante ni daf ko jënd nit ñi di ci wax c'est trop cher c'est pas le moment aussi yow lu ci sa xalaat. waaw sama xalaat mooy xalaatu l'islam. mooy am na yu gën a nekk priorité. gën a nécessité que jënd avion. réew moo xamee ne mënaguñoo defar vaccin coronavirus. waaw mais bi muy commandé avion bi avant vaccin bi la. réew moo avant feebar bi la. waaw kon ba tey baax na réew moo xamee ne say baykat ba léegi dañuy am problème mu hiver. depuis des années. réew moo xamee ne ndox yeggul fépp. ça c'est vrai réew moo xamee ne courant yeggul fépp. jënd avion ci 50 et quelques milliards mënoon na ñàkk. te sant. man damaa gisoon ne sama xalaatu bopp la. jël 2 milliards def ko ci avion bu màgget bi. mu baaxaat moo gën. loolu sama xalaatu bopp la. parce que Sénégal fi mu toll nii ci jamono jii nii silmaxa tal na leneen lu tëbi teen. est-ce que 2 milliards yooyu mënoon a defar avion bi aussi. ñu def ci 20 milliards mais 57 c'est trop c'est-à-dire du président de la République. bu nee dafa war a am avion. waaye am na dëkk yu ko amul parce que déjà Allemagne bi seen président. amul parce que su fekkee ne avion boo xamee ne mën na faa tëdd ñaar ba ñetti weer du bouger c'est-à-dire y a un problème c'est-à-dire Afrique moo wax ko te dee. mais attention oustaz parce que non bàyyi ma wax ko te dund sax. moo gën wax ko te dee avion bi wax ko te dee wóorut. waaw néew dund. waaw dama koy wax te dund. Afrique suñu nguur yi man waroon nañu maa fal président de la République xam nga nu may def. suñu ma faloon yow laay nommé ministre de sañse jël Cheikh nommé ko ministre de caméra. kon yow man sañse nga ma dëkkale. loolu mooy neexal addina bi di ministre de sañse laa lay jox gis nga Sénégal Afrique mooy dëkk boo xamee ne da ngay dem jàngi ji économie ñëw ñu jox la pêche nga dem jàngi ji droit ñëw ñu jox la lan ñu jox la justice. ñu ne baax na ànd na foofu ànd na. ñu toog ba mu yàgg wàccee la fa ne justice ba doxut ñu yóbbu ko culture c'est-à-dire mooy suñu problème kii dem jàngi ci culture ñu ne ko déedéet yow duñu la jox culture waaye dañu lay jox nga yor éducation de la femme des enfants et du genre nag mooy góor jigéen genre mooy rey ñëpp mooy góor jigéen genre moom mooy góor jigéen c'est-à-dire dañ ko nëbb mais genre mooy góor jigéen non genre mooy góor jigéen c'est-à-dire problème bi ñu toll léegi mooy ku ñu fal nga fal ñii la neex te ku ñu fal da nga waroon a fal ñii xam. waaw on parle d'ici avion bi nag. loolu rek la. c'est à cause de ça. mais avion bi il paraît que c'est pas seulement pour le président nee nañ militaire yi tamit ñoo tax ñu jënd ko. xam nga léegi sa biir wax yaa ngi naan avion bi su voyager balaa muy voyager yàlla xam mais ñoom dañ koy utiliser ñoom tamit
est-ce que du looloo tax. nécessité avion. Sénégal tolloogu ci fi ñu toll nii. li Macky Sall doom dundee ci fukki at yi. waaw mënoon na cee continuer parce que ñaari at wala ñetti at moo ko dese mu jeexal. Je suis désolé parce que su ma sañoon mu continuer fii ak ba 35 yaakaar naa la ñu waxoon ba 35 mu continuer parce qu'il est bon mais problème bi mooy constitution Sénégal moo ñu wax ne ku def ñaari mandat da ngay abale. moo ko voté. voilà mais su ma sañoon mu continuer loolu laa gëm loolu laay wax. ça dépend. voilà mais Sénégal aussi voilà mais problème bi mooy fii Sénégal tollu tey waruñu woon dox ci jënd avion. d'accord fii Afrique tollu tey. même bu dul woon Sénégal moo ko soxla même bu dul Sénégal da ko am ba war a jënd avion fii Afrique tollu tey amul benn dëkk bu ci war a jënd avion fan yii passe damay xool mooy bi coow avion bi commencé les 10 pays yi gën a am avion yu gën a luxe ci Afrique ma gis ne mooy 10 pays yi nga xamee ne ñoo gën a ñàkk ci Afrique c'est-à-dire ndax dañ koo def. te ñoo ëpp bor. ndax dañ koo def pour sàcc xaalis ndax dañ koo def pour am seen luxe bopp wala ndax dañ koo def pour seen sécurité. yàlla rek a xam waaye ak lu ci mënti nekk du nécessité ci jamono ji Macky Sall di jënd avion. c'est que li xaw a jaaxal ñenn ñi tamit le fait que moom muy dem di demander ñu wàññil ko ay borom ñu baal ko ay borom tey ñu jékki-jékki dégg ne am na avion bu jar nangam doy na war de. neexu la waa mais ñëpp war nañ ko manifester ni ñu manifester góor jigéen war nañu manifester waaw war nañ manifester avion bi ñu xam ne neexuñu en plus gis nga jiite ay nit taxul lu la neex nga def da nga war a diisug ñëpp boo waree jënd avion waxal ak ñi nga war a waxal te dama xamutoon lan moo fi jar aussi nëbbu prix beeg yooyu yëpp nëbbu bi parce que dañ ko nëbboon après la affaire bi éclaté. lu ko fi waral man nëbb bi. wala dañ ko jëndeewul loolu da ko ëpp pour yow. doy na waa daal kenn xamul li ci biir. waaye xam naa daal Afrique moom. buñ jëndee juróom wax la fukk lañ fay. loolu moom suñu deret la ne. d'accord Oustaz ñu tourné tuuti rek ci lu jëm ci santé Oustaz en Afrique surtout au Sénégal nit ñi sonn nañ torop da ngay dem hôpital am jafe-jafe pour ñu faj la soo amul ticket soo jógee ci ñëwee ci urgence même. le fait que sa deret dina doon tuur ba nga xamante ne sa kenn mënu la téye fenn dañ naan la tànk fayoo nangam duñ la faj même soo ko yorul jaral na leen ñu bàyyi la foofu nga dee Oustaz loolu na ko gisee. Italie. ak lan de l'islam wax ci li nga xamante ne nit koo xamante ne mu ngi mën nga ko sauver te sauver woo ko. Sophie gis nga sant yàlla nit dina am ay milliards am yi ñooy bañ a def lu baax parce que ni mu ko amee moo baaxut. nit day bëgg dem Màkka milliards yi bañ nit day bëgg a saraxe milliards yi bañ nit day bëgg a tabax hôpital milliards yi bañ fan lay def ay milliards am mooy Ndongali Seck ak Ndongali Jaw ñooy organiser ay soirée woo ko mu jël milliards am di ko fa battre parce que fi mu ko amee moo baaxul fu bon rek la ko mën a dugal moo tax jafe-jafe yi nekk ñu war cee mën a nekk gis nga les hôpitaux au Sénégal en Italie 1945 seen immigré yi commencé retourner li njëkk a doxal mooy nañ fexe am ay yoon nañ fexe nit bu feebaree am droit ci faju ñu koy doxal di ko doxal di fay lu tuuti ba 2001 gis nga ni nit bu amoon ordonnance dafa am lu mu daa joxe di fay à partir de 2002 ñu dindi loolu léegi ordonnance yu bëri gouvernement da cay teg loxo 2 euros nga koy jëndee bu doon jar 100 euros 2 euros ngay fay Sénégal Afrique il faut ñu dem ba tollu foofu waaye ñun population bi ñoo ci seetaan parce que su fekkee ne yow yaay fal koo xamee ne moom bis bi nga ko falee bis boobu la njabootam commencé di fajoo ji Europe yow nga des ci fi nga des ëllëg mu ñëwaat ne la falaat ma ndax man may continuer di fajoo Europe yow ngay continuer di fajoo ci dispensaire yi mais c'est yow la c'est-à-dire gis nga bu ñëpp bàyyi woon xel ne nguur gi suñ borom subhanahu wa taala daf leen ko dénk te dina leen laaj lan lañ ci def. dañ bàyyi xel yu bëri. en parlant de fal folli élection yi di waaj a ñëw nga xamante ne mairie bi surtout mairie bi nga xamante ne mooy Dakar ñëpp di ko xëccoo te Barthélémy aussi bokk ci candidat yi lan moo ci sa xalaat. maa ngi koy nuyu de passage nit ku ma xam la. yaa ma ko présenté woon donc mu nekk nit ku. bul tax gars yi yaakaar damay politique. nit ku baax
bul tax ñu yaakaar damay politique. dama la présenté Barthélémy parce que dama ko invité woon c'est ça. voilà mais ñun ñëpp dañuy politique. yow yaa ngi politique pour say business gën a dox man maa ngi politique pour say business gën a dox kenn ñëpp dañuy politique. faruma fenn voilà. wala local yi. élection yi population bi ñoo war a am fulla dellu ci alquran waa Dakar nañ fal waa Dakar buñ uti ji ab doxoon déem du ko fal yàlla musul jël ku juddoo Bawal yóbbu ko ba Arabie Saoudite yónni ko waa Arabie Saoudite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni ci ñoom yàlla ku muy yónni dafay fekk ne ca dëkk boobu nga bokk kon ñi bokkul ci dëkk yi buñ leen fal boobu mooy beneen bi mooy nañ fal koo xamee ne bu ñëwee ci alquran li yàlla waxoon yàlla dafa ne ki ngay fal na yor responsabilité ki nekk ci dëkk bi du xiif du mar du am coono kan na war a doon yéen a ko gën xam ci seen biir c'est-à-dire bis boo falee doxoon dem rek mu def lu la neexul waaye bis boo falee ku juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi xam dëkk bi ndayam nekk fa baayam nekk fa am na lu mu du sa def ci dëkk bi. mais c'est pas une raison oustaz parce que nit ki mun na yaroo ci dëkk màggee ci dëkk te du def lu ko war nañ xool ki xamante ne war na def lu ko war ñu fal ko pour man même bu dee da nga dëkk ci dëkk bi tamit ñu xoolaat tamit critique yooyu. non attends bien sûr. dañuy xool critique yi après. mais critique bi njëkk mooy ku bokk ci dëkk bi. par exemple man Thiaroye Gare falaa juddoo falaa ci digg waga. yow la ñuy fal ci train bula bi. ci voilà ak Sopara yi man Thiaroye laa juddoo falaa yaroo falaa màggee ma xëy bis dem jëndi ji kër Almadi. 2 ans 3 ans ma dugg ci politique bi rek ne nañ ma fal maire bu Almadi y a un problème. parce que xaw ma fa bu baax miinu ma fa. dama faa wàlli yaan ni la ma fa war a def duma ko fa def mais tey Thiaroye bi nga xam ne falaa juddoo falaa yaroo falaa màggee samay ndey ak samay baay rek fa nekk kër goo génn mën nga wax ne kii sama baay la kii sama nijaay la kii sama nangam la kii sama xaritu baay la foofu ngay gën a mën a dund pour def fa dara. d'accord moo tax yàlla dafa waxoon ne wa ilaa samuuda axaahum wa ilaa madyana axaahum yàlla dafa wax ne dëkk sàngam yónni naa fa seen mbokk diw dëkk sàngam yónni naa fa seen mbokk diw parce que mbokk googu ñuy am moo tax ñu koy mën a téye kon daal local yi population bi sonn ngeen ci débrouiller sonn ngeen ci koo leen fal mu régler ay business am te bàyyi leen ngal la fal leen koo xamee ne dana leen mën a jooyal seeni problème jonjanti leen ko ngeen mën a taxaw. D'accord, merci beaucoup Oustaz Abdou Gueye ma bàyyi la rek nga wax sa dernier message. wax ko te dee wala ko wax te dund. te dund. kon nag ma wax ko te dund maa ngi nuyu ñëpp di la gërëm encore beneen yoon ci daje bi nga xamee ne ñu ngi koy daje di waxtaan ci actualité di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñu sàmm ñun ñëpp boole ñu taxaw ci zahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu nag sama jigéenu bopp Adja Penda nga xamee ne vraiment këram laay fréquenté fa lay lekkee fa lay defee lépp macha allah Penda Dabo ñu ngi lay gërëm yàlla na yàlla sàmm la te barkeel sa njaboot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. merci beaucoup c'était Oustaz Abdou Gueye ñu ngi koy remercier bu baax a baax teewaat fii aussi toujours disponible pour ñu mën a waxtaan lu jëm ci diine aussi ci éducation tey nañu indiloo leen lu jëm ci éducation indi leen tamit li nga xamante ne mooy société bi ni ñuy dundee ci internet bi. ak divorce yi aussi. homosexualité Sénégal koo leen jàpp rey leen ko parce que yonent bi moo ne faqtulul faa'ila wal maf'ula bihi lu leen neex nag yàq leen ma ci internet bi. koo leen jàpp muy góor jigéen ci àddina bi rey leen ko yonent bi moo ko wax wasalaam. merci beaucoup Oustaz Abdou Gueye message am dégg ngeen ko waxtaan ak ñu ne lu jëm ci góor jigéen lu jëm ci divorce yi lu jëm aussi ci politique actualité dans le monde ñu leen di remercier bu baax a baax di remercier aussi suñu technicien cher Toreza deuxième nom di remercier téléspectateurs te di leen di jox di daje beneen merci à vous au revoir.